jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës lu ëpp kon junni ci kilogramme cocaïne nag di xeetu sinabar boobu teg nañu ko loxo ci rek fan yi ca port autonome bu Ndakaaru muy nag lim bu takku bi ñu ko xaymaa sax ci koppar ñu ne ëpp na juróom fukki milliards di dem jëwriñ ji nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ma nga woon foofee tey ca port ba doon amal ab nemmeeku ca mool 1 ba li ñu doon wax nag ci coowal sinabar boobu nga xamante ne nee ñu kenn xamul fu mu mujjee dafa réer nag mër loole nag moom nag biral na ko waaye nee na ibbi nañu ci ab enquête baccalauréat général itam daanu ci àddu ndax ni ki tey ji rek la daal di tàmbali lu toll ci téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom ak lu toftal juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci candidat la ñu wàññi ñu séddale leen nag ci juróomi téeméer ak juróom-ñeenti jury yooyee candidat doxantu nañu ba lycée Seydou Nourou Tall lu soxal wàllu bac bi ba tey ñu gis ni lu toll ci kon ñaar fukki junni ak juróom benn ak lu toftal ci candidat la ñu wàññi foofee ca diwaanu Thiès nag ñu ne matuwaay yëpp jël nañu ko candidat yooyu ñu séddale leen kon ci juróom benn fukki centre ak juróom ya fa nekk ba tey ñu gis ne lu ëpp kon téeméer boo jël juróom-ñett fukk ci candidat yi nee nañ ci série L yi la ñu nekk téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar ñi ngi ci série scientifique yi ñu ne lim googu nag néew na ci série scientifique yi jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njàng mi nag ak njàngale mi nee na nag dinañ fexe rek ba daal yëf yi ñu mën koo équilibré maanaam fexe itam ba nit ñi mën di wutali série scientifique yooyu beneen ponk ci biir xibaar yi UCG nag am na plateforme boo xamante ne teg na ko ngir nag mën a rek féexal fële di mbëbës ndax ku ne xam ne ne mbalit mépp fa la jëm ñu ne nag loolu dina tax plateforme boobu dana mën a jël rek lu toll ci ñetti junniy tonnes mbalit nag bis bu set waaye am na beneen boo xamante ni ñu ngi koy waajal di beneen site loole yëpp ñu ne dina tax nag ba kon mbalit yi daal mu ñu mën a am rek foo xamante ne daañu fa mën a ne ndax mbëbës kon xat na montant bi nag ñeel caution bi maanaam koppar yi nga xamante ni nii moom la ñu war a joxe ci woteeg falu ko gox goxaan yi ñu ne jàppaguñu ko jëwriñ yi nga xamante ne moom la ñu dénk biir réew mi nag mi ngi amal ay waxtaan dox na nag dig daje ñi nga xamante ne ñoom ñooy parti politique yi ñetti fan ci weeru sulet moom moomee nag gi nga xamante ne moom la ñu dénk kon biir réew mi nee na bu boobaa dana ci àddu waaye nag am na ci ñenn ci leader yoo xamante ne tàmbali nañu coow li xatt ñeel caution boobee mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak sinabar bi nga xamante ne nag teg nañu ko loxo jàpp ko rek ci fan yi bi ñu ko xaymaa lépp nag ëpp na kon junni tonne di dem loole nag mu doon loo xamante ni lu yéeme la junni kilogramme laay wax sax di dem loolu nag ñu jàpp ni lu yéeme la xeetu cocaïne boobu nga xamante ne teg nañu ko loxo fële ca port autonome bu Ndakaaru bi ñu ko xaymaa tamit ci koppar ëpp na juróom fukki milliards kon di dem jëwriñ ji nga xamante ne nag moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ma nga fa doon amal ab nemmeeku ci mool 1 ba lu soxal nag wàllug nag sinébar boobu ñu ne woon nag dafa réer ba nag ne xamuñu fan la mujjee loolee dëggal na ko bay xamle sax ni ubbi nañu ci ab enquête leeral yi dañu ci ànd ak Mamadou Fall Gervais. bato bi ñu taxawal ci mool 1 bu port autonome bu Ndakaaru moo yaboon lu ëpp juróom-ñetti fukki woto yoo xamante ni dañ ci dugaloon drogue boobu lay xarañteefu douanier yi moo tax ñu teg ci yoxo fan yi passé déjà globalement saisir nañu lu mel na 1036 kilogrammes de cocaïne maanaam benn tonne ak lu teg te cocaïne moom ku xam maanaam lu muy jar ak surtout jàngoro bu muy indi si réew dañu war a féliciter di jaajëfal waa douane sénégalaise suñu ko xaymaa si xaalis dina weesu 50 milliards de francs CFA. ku dëkk liggéey bu mel noonu nag foog naa ne dafa war a am quand même reconnaissance réew mi. lu jëm nag ci wàllu drogue bi nga xamante ni nee nañu dafa réer gannaaw ci débarquement bu njëkk bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu finance ak budget ngi dalal xel yi nee na sax ibbi nañ ci ab l'enquête. bu saisie bi amee 236 kilogrammes yi si première opération bi la loolu ñoom waa douane si boppam ñoo ko constaté mel na ne am na benn oto. bi nga xam ne peut-être maanaam yeboon na marchandise boobu gis ngeen sax maanaam li ñuy wax suñu groupe cynophile bi maanaam ak xaj yi nga xam ne dañu leen formé si loolu moo ko constaté si boppam ñoo xam ne donc oto boobu peut-être yeboon na marchandise boobu ñu xalaat ne normalement li si yeneen oto yi
kilo yu fa nekk normalement moo waroon nekk si oto boobu comme que gisuñu ko ñu xalaat ne peut-être débarqué nañu ko si Sénégal et puis dugg na si réew mi loolu aussi ñoo ngi si l'enquête ba xam ne effectivement fan la war a nekk de toute façon si liggéey bi nga xam ne ñoo ngi si mais quand même mënuma confirmer et c'est même pas possible quand même que mun nañu subtiliser fii marchandise surtout si saisie yu mel ni maanaam ñu duggal ko si réew mi kooku c'est pas possible surtout que su ngeen gisee fii di ngeen fi gis douane di ngeen gis fi police di ngeen gis fi gendarmerie ak ñeneen yi nga xam ne si ay civil lañu ñuy aar marchandise boobu loolu nag suma xel mënul nangu quand même que ñu am benn marchandise bu ñu si subtil. lu ëpp junni kilogramme cocaïne ñu jàpp ko fii di Ndakaaru tax ñuy xalaat ni capitalu Sénégal bi dafa mujj doon rek li nga xam te ni moo di plaque tournante drogue lii ñu jàpp nag ci drogue mooy wane ni kon capital yenn yi dañ leen a ciblé narcotrafiquants yi ñoo leen di ciblé loolu waral nag nguur gi génne ay moyens yu jéggi dayoo jox ko ñi nga xam te ni ñooy défendre suñu économie ngir ñu mën a waajal ba noppi xaar jëfkatu ñaaw teef yi di gis-gis ministre Abdoulaye Daouda Diallo. ñu wax ci baccalauréat général bi nga xamante ne nag door na tey ci altine ji ñu ne nag candidat yi toll nañu daal ci téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom ak lu topp ñu séddale leen nag ci téeméeri jury ak juróom-ñeent yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fi nekk doxantu nañu ba fële ca centre Thierno Seydou Nourou Tall foofee nag la ñu fa wàññi ci candidat ñeenti téeméer kon ca la toll ci série S yi ak série L yi li nga xamante ne nag moom mooy aay bi kon mu mel ni candidat yi nag xam nañu ko bu baax a baax muy yore téléphone portable loolu nag mu doon loo xamante ne moom la ñu nemmeeku ci lycée Seydou Nourou Tall leeral yi ak Maguette Soiré Diallo. juróom-ñetti waxtu tegal ay simili ci centre Thierno Seydou Nourou Tall mu calme bu baax ci tànge ñu jot ko gis ci yenn ci ay kanamu candidat waaye ñoom concentré wu nañu bu baax ci bile centre. tollu nañu ci 403 candidats yu série S ak L waaye benn jafe-jafe la bonne signalé wu ñu ko fi. benn jury la ñu am parce que jury bu mag la jury bu am 400 candidats jury bu mag la donc mënuñu contenir plus de ça ndaxte école bi dafa rëyu salle de classe yi barewul donc benn jury bu mag la ñu am muy le jury 1106. fii bi ñuy xëy fekk na ñaari vigile ñu ngi ci buntu bi. et les candidats bu ñëw dinañ vérifier sa sac say poche ba xam ndax outils yi ñuy tere ku ko indi ci centre ndax indi nga ko mais bi ñu commencé léegi signalé wuñ ñu fi kenn koo xam ni indi nga yooyu ñu jàpp ni bon préparation bi baax na xale yi dégg nañu message bi parents yi dégg nañu ko surveillants yi it xam nañ ko parce que même surveillants yi dans les salles duñu utiliser seen téléphone. midi ci centre Fadilou Mbacké bu Point E candidat yi wax nañu seen xalaat ci épreuve science physique yi ñu def ba pare. tane woon na parce que mënoon nañ ko traité boo amee concentration di nga ko traité si jàmm ak salaam. jox nañ ñu ay kii yu bëri ay parties yu bëri si leçon bi comme d'habitude rek parce que en général en physique chimie dañuy jël des parties en chimie jël des parties en physique parce que c'est des parties qui sont pas mënuñu wax ne mënuñu leen boole quoi. xaw na tane rek ndax principal exercice ñu def classe yëpp gisoon nañ ko waaw jox nañ ñu chimie exercice yoo xam ne surtout affaire synthèse en physique trois exercices yu ñu jox yëpp ça fait partie de chacun un chapitre donc pour l'essentiel c'était abordé. bac général 2019 tey jii la tàmbalee ñu toll ci 155 551 candidats ñu xaaj leen ci 509 jurys résultat bu premier tour bu bac bi ñu ngi koy xaarandi samedi bi ñuy dëgmal. ñu koy xaarandi aser yi ñu dëgmal gannaaw Ndakaaru ñu wutali Thiès foofee ñu ne ñaar fukki junni ak juróom benn yu teg juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett ci candidat ñoo nekk ca diwaanu Thiès ñu séddale leen ñoom it ci juróom benn fukk ak juróomi centre ya fa nekk amul benn jafe-jafe nag boo xamante ne nemmeeku nañu ko ci baccalauréat boobee ñi ko xamle mooy kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàllu njàng ma foofee gannaaw nemmeeku bi nga xamante ni ñi ngi ko doon def ca centre ya Cheikh Anta Diop Sey la tiira
kilifa yi ngànk académie bu Thiès ànd ci ak adjoint gouverneur bu Thiès préfet bu diwaan bi ak ay inspecteur d'éducation de la formation bu Thiès parents d'élèves yi ak ñi ngànk syndicat jàngalekat yi wër nañu lu toll ci 4 centre d'examen liñ ci gën a nemmeeku moom mooy nee nañ amuñu benn jafe-jafe rawatina ci lycée Malick Sy bi nga xamante ne ay waylaago di silmaxa fii la ñu sëgg di def seeni examen. dem nañ nag ci 4 centre ci benn bi am ci xale yi nga xam ne seen gis-gis dafa xaw a sooxee tuuti te ñuy jàngee INEFJA wax dëgg yàlla examen bi door na ci jàmm ndax fépp fu ñu dem rek fekk nañ fa président de jury chef de centre yi surveillant yi doy examen bi dox ci yoon waaye tamit bi ñu wootee ci juróom-benn fukk centre ak juróom yi nga xam ne moom lañ am fii ci académie bi foofu yëpp wax nañu ne pour le moment daal amul benn jafe-jafe. ci jiite parents d'élèves yi ak gouverneur bu Thiès ñoom rafetlu ni examen yi tëddee ren ji amul benn jafe-jafe buñ ci nemmeeku. organisation bi jaar na yoon gisuñu benn élève bu amee portable kenn signalé nu ko gisuñu benn élève bu ndax et cetera donc ñu sant ci yàlla rek. kontaan nañ lool ren amul benn centre bu ñu déggee ne élèves yi dàq nañ ko ngir portable am nay juma sax boo fa demee da nga dégg ñuy ci seen xutba yi. ñi ngi ñaax parents d'élèves yi pour que kenn ku ne sa kër élève buy génn dem nga mën ko saytu ba du yóbbaale portable. ba tax na fii ci diwaanu Thiès centre bu nekk yóbbu nañ fa ay takk der ngir ñu taxawu kaaraange candidat yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di defal examen yi. ñu des ba tey ci wàllu baccalauréat bi ak xayma gi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci série L yi ak scientifique yi ñu ne série L yi daal téeméer bu jël lu ëpp juróom-ñett fukk kon ñoom ña nga ca fukk ak juróom-ñaar ñu nimiku leen ci série scientifique yi ñu ne série scientifique yi nag lim ga néew na naam sax ña ngay defi jéego waaye faaw nag ñu def rek yeneen ni nag jéego ngir nag série scientifique yi ndongo yi nag di ci gën di dugg jëruñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàlluk njàng mi moom moo ko xamle Mamadou Talla ñu teewlu ko ak Maguette Soirée Diallo. remarqué nañu quand même par contre ci Sénégal pour le moment bien que jël nañu ay jéego yu bari ba léegi série littéraire yi ñoo ëpp parce que téeméer boo jël 80% yi ay série littéraire la ñu def laaj na nag loolu ñu yem seet nan lañ koy changer surtout que directive président de la République la commencé na ci def ay BST yu bari mooy les blocs scientifiques ay laboratoires ñu ngi defar ay lycée yu bees des lycées scientifiques ci la ñu war a dem pour que émergence bu ñu war a wax compétence bu ñu mënta soxla ci Sénégal fekk ñun formé nañu leen en tout cas di wax ne que ñu ngi kontaan vraiment le fait que ñu ànd di wax ne rek école su amee acteurs yi ñu am faut que élève am faut que enseignant am donc climat boo xam ne ren mun nañu ne climat apaisé dina tax ne que résultat bi ñu amoon daaw parce que soo jëloon résultat yi daaw téeméer boo jël 36% yi ñoo amoon bac au niveau national loolu nag dafa tuuti. et en tout cas yaakaar naa comme ren année boo xam ne année boo amul bariwul perturbation ou bien pratiquement amul mun na am résultat yi dina tane di wax ne rek en tout cas maa ngi tendre la mais comme ni ma koy wax tout le temps que école su amee il faut que enseignants yi am élèves yi am maa ngi rafetlu le fait que syndicats yi lu ñu mënta def ñooy ànd. gannaaw baccalauréat bi ñu wax rek ci njëgu carburant bi nga xamante ne nag kon yokkute gi nemmeeku nañu ko ci aseer ji weesu ndax ci la tàmbali ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy dawalkat yi daal yi fii neexu leen dawalkatu car rapide yi ba ci chauffeuru taxi bu ñu sañoon daal dinañ soppi doxalin ndax yokku gi daal gënul ci ñoom leeral yi dañ ci ànd ak Jaretu Fall Thierno Laurent Mendy. yokkuteeg njëgu carburant bi moo ngi wéy di nekk lu ñëpp di waxtaanee ci ñi yëngatu ci wàllu dem bi ak dikk bi bi la yokkute daal dee door samedi bi ñu génn lii di gasoil bi daal dee tegal 60 francs super carburant bi moom daal dee tegal lu toll ci 80 francs chauffeur yi mer ni bile mbir du yoon. suñu assurance dafa seer yaa ngi dëgg ba pare ñu ne carburant bi suñu viette bi dañ ko cee dugal patente bi dañ ko cee dugal léegi état. toog benn jour xëy benn jour ne day yokkaat carburant bi. boo amee loo xamante ne da nga ko war a def ngir sa askan war nga see waxtaan ak ñoom war nga dawal si tuuti yërmande wala nga xool tamit ni transport bi xam nga yàqu na yàqu boo xam boo yokkee carburant bi rek chauffeur seeg apprenti yi mën nañ koo teg ci kaw client yi. buñ ko defee dafa mel ni askan wi lañ koy yokkal dafa mel ni yokkal ñu ko ñun malgré que ñun. dina am lu muy joué si ñun bu baax mais dina joué tamit ci askan wi bu baax. mu doon lu mën a indi ay jafe-jafe ci askan wi ndax mën nañoo yokk paas yi loolee mooy xalaatu dawalkat yile. bien sûr que apprenti yi ñoom it mën nañoo nekk ci ginnaaw ne dañuy yokk paas yi su ko defee clients yi ne nangam la ñuy fay xuloo bi nekk di am seen diggante su ko defee nag lépp rek
mën nañ ni xam nga ci yokk carburant bi lay jógee. dinañ ci xëcc lu bari parce que dañ naan prix bi carburant bi dafa yokku affaire yooyu mais daal lu waay de am daal am ka mu barkeel rek moo gën barkeel gi nag état bi dina ci jàpp ñun ñii di xamante ne ñooy yëpp clients yi tamit di leen yóbbu tamit dañ ci war a jàpp. en tout cas dina andi coow daal des fois nii nga jéem a yokk paas bi waaye clients yi dañuy toujours mooy andi coow ak yooyu ba mujj gi chauffeur bi mooy arrangé ak yooyu bàyyiwaat ni mu nekk woon. ñoom chauffeur yi ñuy ñaawlu bile dogal di woo ñi nga xam ni mooy état bu Sénégal mu gestu leen te wàññi li nga xam ni mooy njëgu carburant bile. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi ci Mbëbës nag am na ab barab boo xamante ne rek kon daal dinañ ko fay samp barab boobee nag ñu ne li ko tax a jug rek mooy ñu fay sotti ay mbalit bu ñu ko xaymaa sax ne ñu bis bu ne lu toll ci 7,000 tonnes ci mbalit mën nañ ko faa kon sotti mu nekk mbalit moo xamante ni mi ngi rek jugee ci kër yi liñ ci jubli tamit mooy fexe rek ba Ndakaaru mën a set wecc ak li ko wër am na beneen matuwaay boo xamante ni sax dinañ ko teg lépp rek ngir setal Ndakaaru. Salif Sow Asmalik Diop egg nañu ba Mbëbës koogee. bërëb bi ñu yaatal ngir di fi sotti mbalit yiile day tax ba Ndakaaru mën a rafet ndax dañoo seetlu ne bu nawet bi ñëwee dëkk bi dafay salte di buuc loolu day fekk ne oto yi duñu mën a egg biir Mbëbës wala bu ñu fa àggee dañuy paan ba tax duñu mën a ñëwaat ci dëkk bi jël li nga xamante ni moom mooy mbalit yi waaye UCG ñoom ñoo ñu ko wax. bërëb bi 20 hectares la ci téeméer ak fukk ak ñeent yi nga xamante ni moo nekkee ci décharge bu Mbëbës bi. dafay am fu ñuy toll si nawet buñ ko aménagé wul préparé wuñ ko dëkk bi yëpp day fay saat ak mbalit parce que oto yi ku si ñëw doo mën a dugg accéder si plateforme bi ba mën a tuur donc ñun ñoo yor organisation bi di créer ay plateforme di seet naka la ñu war a mën a def rek ba oto yi ku tuur rek mën a delluwaat jëli sa mbalit. ngir mbir mi gaaw liggéey bi gën a mujj ayib gën a dox Mbëbës nga xamante ni gaañ ne na musiba la ci wàllum environnement dina amaat beneen pont bascule maanaam beneen duggukaayu oto yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw di këpp si mbalit yi. ku ne xam na ne Mbëbës yàgg na lool benn pont rek moo fi fonctionné souvent dafay panne lu tax muy panne parce que mooy seul pont boo xamante ne au Sénégal dina def 3 rotations par jour machine nag boo koy yenn lu mel noonu bu yàggee dafay loof pour anticiper ci régler problème yooyu noonu ñu jël disposition def fi 2e pont bascule. toxal Mbëbës loolu nee ñu nekkatul wax ji li ñuy jéem mooy fexe ba Mbëbës ñu boole ko ci dëkk bi te nga xamante ni dootul lorati kenn projet boobule ñu ngi xamal ne atum 2020 lañ ko war a door. recenser lépp lu dëkk ci wetu décharge bi recenser lépp loo xamante ne ressource naturelle la recenser lépp loo xamante ne impact la impense la ci loolu bés bu ñu commencé mettre en œuvre projet bi dinañ ci liggéey mais pour le moment effectivement am na pollution gis nga saxaar bi ni mu mel ñun li ñuy def mooy maîtriser ko. waajal nawet bi waaye UCG ñu ngi ko jagleel Mbëbës ndaxte nee ñu foofu bu néewee ba néew 7,000 tonnes mbalit lañ fay këpp bés bu nekk 2,7 doomu aadama dafa daan seen doole. ñu koy jaajëfal Salif Sow lu soxal nag kon caution bi nga xamante ni nii warees na ko joxe ci wateeg faluk gox-goxaan yi loolee nag mën a guñ caa wax lenn lu leer jëwriñ ñi dénk biir réew mi moom moo ko xamle moom nag jox na dig daje rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy parti politique yi 2 fan ci weeru sulet gannaaw waxtaan bi nga xamante ne sax moom door na ko ba noppi ñenn ci leader nag ñi ngi wax ni yëfi daal amul benn organisation ñi nga xamante ni ñoom fare nañu ci kujje gi lu ci mel ni parti démocratique bu Sénégal nee na naam ci mbir moomee waaye ci kaw nag li nga xamante ne moom mooy wote yi ñu amal ko benn fan ci weeru décembre ni ñu ko jàppee ca njëlbeen Maymuna Njaay Jafara Ba. ci diiru ñaari waxtu ñu amal ab waxtaan jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi ak parti politique yi ku ci nekk war a wax sa xalaat ci caution bi nga xam ni war nañ ko indi ci élection locale yi wante ca cappaandaw ga jëwriñ bi mi ngi leen di jox dig daje 2 fan ci weeru juillet. On doit fixer la caution. déglu nañu ku ci nekk sa proposition ku ci nekk sa gis-gis ak ku ci nekk loo àttan a joxe ci caution léegi ñu ngi jox dig daje 2 fan ci weeru juillet bii di ñëw bu ko defee nag question bi dafay continuer ñu lawal ko gën ko yaatal ci dialogue national bi. Enfin, ils ont autant de mois qu'ils veulent tant qu'il y a un consensus d'ici l'élection. Amsatou Sow Sidibé moom nee na li mu gis sax far daf koo yéem. élection bu ñëw Sénégal def loo xam ne amul ci benn réew France élection présidentielle 1 million la de caution fii ñu jëkk ne 65 millions
tey ñu ne xawma 30 wala 35 millions alors sànq maa ngi déglu ñu naan ku nekk di joxe sa opinion waaye retenir nañu ne caution bi dañ ko fixé nee naa leen nag def leen ndànk par exemple commune bu nekk bu fekkee ni day joxe même bu dee 100 000 mu ngi génne parti bu nekk wala coalition di nga génne 557 millions am na ñu proposé 300 000 loolu ñaata la am na sax ku proposé 1 million mais lii kenn du ko décider ci kaw parax moo tax ma ni xaalis bii ñu yàkkamti mu dugg si mais fu mu jëm après. waa PDS ñoom nee nañu d'accord nañu som bu ñu wax rek nee nañu waaw wante foog ñu bàyyi xel ci ñaar yi. parce que xam ngeen ni ministre bi dafa war a def un arrêté buy fixer montant de la caution au plus tard 150 jours avant l'élection donc fii ak mercredi à minuit war na génne l'arrêté moo tax ñu ñëw fi tey ba ñu fiy ñëw nag wax nañu lu leer ministre ñun PDS parti démocratique sénégalais lu ñu jëkk a soxal moo di ñu respecter calendrier républicain bi maanaam élection locale yii ñu organiser ko comme ni ñu ko war a organiser le 1er décembre 2019 ñaareel bi moo di lu jëm ci wàllu parrainage ñu ni nañu maintenir parrainage bi pour élection locale yi bépp liste na doon liste boo xam ne bi dañ koy parrainer su fekkee ni ñaari point yooyu ministre bi respecté na ko alors ñun PDS dañu naan waaw d'accord nañu pour caution am pour toutes les listes. laata boobu nag parti politique yi ak coalition yi am nañu ngir dem xoolaat seeni position ndax dëppoo na comme ni leen ko code électoral bi santé. ñu koy jaajëfal Maimouna Ndiaye ñu àddu rek ci leneen Sud FM am na ñaar fukki at ak juróom ci tey jile mu nekk nag rajo privé bu njëkk fii ci Sénégal doon it rajo boo xamante ne nag def na lu am solo ci wàllug média ndax kenn naatablewul taxawaay bi nga xamante ne Sud FM tey taxawee na ko ci wàllug rajo yi bokk rek ci rajo yi nga xamante ne kon gën nañu fes ci Sénégal naaw loolu nag ñu gis ni seen xew-xew bi daal def nañu ko ci anam bu mucc ayib dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf Gervais ñaar fukk ak juróom ak léegi ba ñu taxawale lii di rajo Sud FM ci benn fan ci weeru sulet bi nag kon ñu koy màggal ki doonoon directeur des programmes rajo bi waaye it directeur général ci atum 2001 jàpp 2004 di dellusi ci jaar-jaar rajo bi. d'abord 29 décembre 1993 bésu àjjuma ci takkusaan la ñuy dem maanaam président Babacar Touré ñu dem ci bureau Gila Thiam moom la gouvernement bi désigné woon gouvernement Abdou Diouf Abdoulaye Elimane Kane nekkoon boobu ministre de l'information nañu dem waxtaan ak Gila ñu signé ak moom convention bi nga xam ne moom la ñu jébbalee fréquence bi. benn fan ci weeru juillet 1994 ñu door programme yi 12 mars ci atum 1995 inauguration officielle bi ci teewaayu président Abdou Diouf date yooyu nag doon lu muy fàttaliku waaye it ay événements yoo xam ne am na liggéey bi ñu amal ko ci professionnalisme ak engagement. benn mooy procès médecin yi ba Sénégal sosoo bi léegi kenn mësul gis procès nañ ko defee ci rajo bi suba ba jant so lépp lu xew ca biir tribunal ba fu doomu Sénégal toll dégg na ko. daanum Kairaba Jawara mooy Daouda Jawara loolu itam lu kéemtaan la woon dañoo amul journaliste boo xam ne bateau bi doon daw di indi fii Daouda Jawara fii suñu réew ca biir la nekkoon fu mu toll waxal nañu la fa ne. ñetteeli mbir mooy élection municipale 1996 da ngay dégg suñu reporter yi am na kenn biñ ko gars yi di duma tudd kilifa gi gënoon duma loon waaye dañuy jël benn camion nëbbu ko suba ba jant sotte camion waroon jógee école police jëm Grand Dakar 5 heures la yegg si journaliste bi topp di daw ci gannaaw camion bi naan camion baa ngi nii di soog a yegg si indi matériel électoral bi. ba élection yi pare rek la Abdou Diouf def commission électorale commission d'enquête et d'évaluation loolu du fiy faral am de Pierre Babacar Kama maa ngi koy fàttali moo ko jiite woon ba mu pare recommandé nañ def ONEL looloo indi ONEL te. ñuy célébrer ni kon anniversaire bi bokk ak ñëpp invité it manqué wuñu liggéey bi doon lu ñuy gën di teg ci yoon directeur général bi fi nekk xamle ko. ku mënuñu lu dul boo inspiré wu si passé bu mel noonu gën a téye lenge yi loolu nag sacerdoce nag loolu nag dénkaanul boo xamante ne la boo dee góor ëllëg bi dafay doon loo xamante ne lu yomb lay doon. ci ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire rajo Sud FM bi nag am nañ ab bëccëg maye ci li di deret.
ñu koy jaajëfal Mame Birame Diouf mbokk yi nit fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen di fàttali rek jongante bi nga xamante ni mi ngi dox ci diggante sunu gaynde yi ak Kenya jaajëfal na leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñee jàpp ci xibaar yi bu mu sotti Chérif Diop mi ngi wàcc ci kanam tuuti ngir xibaar yi ci nasaraan.